jërëjëf asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna sant yàlla rek julli ci Yàlla Muhammad di amati contentement ak mbégte ñëw fii ci commune Sam Notaire ñu koy wax Daaru Salaam di quartier boo xam yaakaar naa ni kenn dootu ko laajte ci Géejawaay ñu kan lañ fi seet si kilifa gu mag Prince ku dégg Prince da nga ni sëñ Abdou Karim Mbacké waaye ku xam Prince da nga xam ni mooy ki nga xamante ni mooy le grand marabout nekk fii nga xamante ni tey mooy diwaanu Daaru Salaam réew mi nag namoon nañ ko réew mi soxla woon nañ ko ndax ba mu waxee ci depuis presque 2STV ak léegi yaakaar naa ni amatul beneen vidéo bu mu fi def boo xamante ni nit ñi war nañ koo mën a seetaan nam nañ ko nag mbooloo maa ngi koy laaj waaye fii ci télévision bu mag bi di Géejawaay TV dana leer nañ ci kanam tuuti yaakaar naa ni dinaa jàkkaarloo ak moom ci façon yoo xamante ni am na yu baari yoo xamante ni yu bees tàq yu mu génn nag yoo nga xam ni yaakaar naa ni su ko lancé dana jariñ réew mi waaye dina jariñ askan wi dama koy dëpp sama micro rek waxtaan ak moom mu nuyoog waa Sénégal ñu xuus ci waxtaan wi Prince maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ku nekk an lu mu santé sama ñaari waajo maa ngi nuyu sama sëriñ sama xarit sëriñ Abdou Karim Mbacké sëriñ Moutakhar Moriti yëpp sama talibe yëpp Ousmane Sagna Ismaila Abou Konatré Nabibou Diaye Oto DJ Vedma talibe yëpp maa ngi nuyu ay Cheikh Wade bu nekk talibe bu baax asalaamaaleykum waa àdduna. jërëjëf di la jaale nag sunu wayjur wa ndax yaakaar naa ni barki Dembo Ndiaye am nga dese bu metti muy sa wayjuru góor yàlla dogal mu am noo mel ci moom nag vraiment xuuse ci moom lool yéen ay buur ngeen Nigéria wala qu'est-ce qu'il y a. waaw ba ñëw ci famille suñu famille sama mamata maam moo nekkoon de grand roi de Nigéria après mu dem ci sama maam après mu ñëw ci sama papa sama papa nekk roi boo xamante vie am yëpp ay Inde États-Unis Angleterre ku siiw la. sa papa sama papa and moom nekk kilifa bu mag Nigéria nekk roi bu mag. xam nga bu ñëw ci mbiri bi dañoo juddu ci famille royauté. ande ci bi famille royauté bi ba tay mi dox ci suñu dred comme sama baay génne na àdduna léegi lépp des na ci sama loko pour jërëmantu bi loolu moo tax eroma yi ñoo dama indaale mbaxana sama baay bu def ko roi gis nga ci ñun duma woote loo xamante donuma ko ci Nigéria loolu moo tax sama arrivé policier ñoo jëre sama ci aéroport andi ci dëj bi gis nga bagage bi affaire bi nu mu demee ay charrette yi an ku nekk. mais xamul lu ma jaaxal mooy ci confirmation bi da nga daa expliquer comme royal bi nga nekk sunu borom def la ko ñu bari nag fii ak Sénégal ak Europe ak Asie fépp a yam boo waxee ñii dañ naa waaw ñii ni déet ñu gis ni keroog bi nga wàccee police ñëw gendarmerie ñëw fas yi ma gis fas yeeg yëpp ci li nga xamante ni moo doon sa njaalu papa bi nga doon dem tey lan nga doon Nigéria ak ban niveau nga fa am bu tax tey boo ni cëpp aéroport armée bi yëpp génn di la teeru. waa ku xam mbiri royauté dinaa xam Prince du affaire ordinaire parce que bu xooro Angleterre la reine de Angleterre mooy Queen Elizabeth doom yi yëpp ay Prince Harry and ñeneen prince bu nekk foofu fu munta dem ñoom dem ci àdduna ñu siiw la comme mbiri royauté c'est pas mbiri caaxaan mbiri royauté lu ñu doon la dégg nga c'est que fii Sénégal su man dund lu man dund Nigeria su man dund ko fii Sénégal yoon fii du ma xajit waaw parce que su may dem avec entourage bu 10 ou bien danaa woo chef par exemple léegi su may ñibbisi Nigeria chef de police Nigeria dinaa woo di maa ngi ñëw ku nekk dina ma xaara pour ci arrivée bi. ci aéroport bi waaw ci aéroport bi ande ci arrivée bi pour dak yoon yi pour kenn bañ a takaw en tout. escorte bi en tout. mais am na lu bëri boo xamante jaroo ko fii Sénégal parce que Sénégal dañoo gaaw a ñàkk la nit fayda. parce que li yow dafa fii ñoom danaa di dafa bëgg wan dafa am xaalis ak gis na àdduna bi kenn yoroo xaalis yàlla kese moo ko yoroo. dëgg la parce que loolu damaa xam mooy lu yow am tey yàlla moo la ko may comme. lu man doom Nigéria c'est pas mbiri caaxaan
c'est pas mbiri ordinaire maanaam lu ñu judduwaale la. dëgg la voilà loolu moo ci. maanaam da ngeen ko donn ok léegi nag ma bëgg ñu am fu ñu dugg fi ñu dugg war a dugg mooy lan mooy li ñu indi tey dégg nañ Prince taalibe Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq ba pare retourné ni ma ñun Nigéria ay féticheurs lañu kon ñun yéen du ngeen liggéey xar baax ci kaw fétiche bi ngeen di liggéey ba pare nekk jullit yow nan nga ko mën a décortiquer ba ñu xam que ni lii seen rôle la boo xamante ne ala kulli xaal même bu ngeen nekkee jullit war ngeen ko mën a def lan ngeen mën a wax askan wi pour mu leer ci seen bopp. waa xam nga bu ñoo ci suñu xeet Igbo Biafra bu tudd ci Nigéria ñun xamoo liggéey ak Alxuraan ñun doo musulman ñun chrétien la liggéeyal fétiche yi kese ñun xam loolu ñun judduwaale avec ñun xamoo ay mbiri ay liggéey ak Alxuraan fii la mais yow da ngaa tuub loolu laa ñoo pour expliquer la mais yaru man ñoo ci réew bi Abou Konatré nekk sama xarit nekk sama porte-parole aussi mu gis sembi sopp sembi noonu man di Abou il faut man dem ci paa bi pour baa bi tuub ma man nekk musulman Abou gëm woon loolu parce que dafa raan pour nga gis Nigéria bu tuub nekk musulman ok dafa raan loolu moo tax Abou ñu woote ñu dem ci Touba Sène Serigne Touba Sène boo xamante moom moo nekk moom moo yoroo affaire yi Serigne Abdou Karim Mbacké fii ku baax ñu géré boobu fi ne après ñu dem ci sem bi man gisi sem bi Serigne Abdou Karim Mbacké burum baax la dafa accepté ku nekk ci àdduna loolu moo tax heure mu tupp ma man nekk musulman en depuis temps boobu man géejewuma Touba tout temps sama yoon yëpp Touba la ok léegi nga nekk musulman di def fétiche tudd Mouhamed waaw tudd Mouhamed Prince di taalibi sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq ñu koy nuyu balay sa di ko ñaanal gudd fan ak mucc ak xéewal gu bare mais ma gis ni en général jullit bu dee ñaan ci alxuraan lay ñaan waaye jullit boo xamante ni nee nga jullit nga ba pare di fétiche man loolu moo ma jaaxal. waaw mais bu ñoo ci mbiri loolu xam nga Sénégalais yi problème avec Sénégalais mooy dañoo jaawal fétiche dañoo jàpp fétiche comme liggéey bu bon la doo déedéet xam nga fétiche mooy bu naqare yow dinaa jàpp bu neex yow dinaa jàpp mais Sénégalais dañoo ko jàpp mooy bu naqare yàlla dara mënu naqare yàlla ci àdduna dara mënu jaaxal yàlla ci àdduna lu yàlla bëggu mu dox du dox lu yàlla bëggu moom dox dina dox ci jàmm ak salaam gis na fétiche lu am deret xar béy ginaar nag giléem yëpp lu man gis loolu yëpp ay fétiche la mais tey ñu ñaani ci Alxuraan damaa ñoo fii commencé di jàng mbiri Alxuraan loolu moo tax damaa commencé du dugg ci mbiri Alxuraan tuuti liggéey fétiche yàkkoo dara ci liggéey Alxuraan c'est que liggéey fétiche mooy jooni léegi nga gis ko mais liggéey Alxuraan dafa xawal yéex mooy xar baax wala dafa moom la ñuy wax xar baax dafa xawal yéex mais ñun fétiche mooy tuuru deret mais c'est pas tuuru deret nit tuuru deret animal mais sëriñ bu bëri tey bu nekk ci réew bi day yàq suñu deret lu ku ray nit ñoom di féticheur la déedéet ku ray nit loolu formation la y en a différence avec fétiche and formation mooy lan formation mooy ñu sacrifier nit pour am xaalis loolu moo nekk formation mais gis na ñun boo xamante liggéey fétiche mooy lu mënta nekk mu am dara par exemple tey dañoo liggéey diw sandi ko kott bu métti and dañoo utiliser béy pour nga dindi waati kott boobu da nga sacrifier waati béy pour dindi kott boobu nit mun naa lu mu sangu ak xoram ba suba liggéey boobu du deñ waaw mais foofu nee nga formation moom mooy sacrifier doomu aadama pour rey ko léegi yow sa fétiche nga sacrifier ci doomu aadama sànni ko kortu non loolu du fétiche attends loolu sacrifier doomu aadama du fétiche loolu formation la mais sacrifier animal waaw sànni kortu loolu mooy fétiche léegi sànni kortu ki xam nga kortu bi sànni woo ko animal bi nit nga koy sànni waaw léegi boo ko sànnee nit ki mu dal ko moo formation bi lan moo leen taxale non
différence c'est très clair yow rayu nit sacrifié wu nit pour am xaalis rayu nit daga cote mooy pour diw feebar. léegi feebar boobu est-ce que mënu ci dee. ça dépend parce que am na nit ñi bu bëri tey da nga gis ñoo xamante ñoom mii sëy ñoom ji sama wujj def na ma nii dama bëggum pour moom génn ci sëy bi sërëm bu bëri ñoom dinaa liggéey mais ñoom du wax kooku lu ñoom defar ko lu ci nekk ci liggéey sërëm dafa bëri. ok bañu liggéey ci ak xoraan tey ñoom mii def fétiche bañu liggéey ci ak xoraan tey ñoom mii sandi kot ñu liggéey ci ak xoraan ñoom mii sandi kot di dëpp ak xoraan liggéey ko. waaw mais ñooñu kon féticheur lañu. waaw mais. parce que xar baax moom da nga koy jaar fi alxuraan jaar mais boo dëppee alxuraan ji yaa ngi ci fétiche. waaw mais ñoom mënu wax loolu. ñoom mënu wax ñoom mii def loolu. mais lu ñu Sénégalais xam mooy kii féticheur la kii liggéey ak xuraan la gis nga mais ñoom xamul différence bi ñun bu nekk ci géew bi moo xam lu xew. ok léegi ki nga xamante ni tey moom mooy def xar baax kon li nga bëgg a wax mooy moom day déclarer ne alxuraan lay liggéey direct mais ci biir alxuraanam day fétiche. day fétiche ci ginnaaw day fétiche lu mais Sénégal lu ñoom fétiche yu ñoom mënu fétiche comme Nigéria parce que am na lu bëri boo xamante judduwaale en jàng c'est pas la même ñun dañoo judduwaale avec liggéey fétiche mais Sénégal tey ku nekk féticheur fii Sénégal tey dafa ko jàng parce que Sénégal lu ñoom judduwaale mooy liggéey ak xoraan. ok mais c'est que loolu c'est beneen affaire sénégalais yi war a comprendre féticheur Nigéria am féticheur Sénégal c'est pas la même. lan mooy différence su féticheuru Nigéria ak féticheuru Sénégal est-ce que du yéen da ngeen gën a ñeme yàlla ci côté boobu wala ñoom dañoo ragal moo tax lu ñu war a def ci wàllu fétiche mënuñu ko. nan nga koy leerale foofu lu nekk sa destinée ci àdduna par exemple tey sa destinée mooy pour nga nekk docteur ci sa àdduna nga dem yàlla defar na ko mu nekk sa destinée. sa destin. nga dem tey nekk di ko pratiquer loolu sa destin la. mais da ngaa dem pour jàng pour nekk docteur c'est pas la même sa destin la. ok ou bien tey yàlla def na ko da nga nekk imam. ou bien Serigne Aboubacar Mbacké par exemple comme Serigne Aboubacar Mbacké nekk tey. dafa am mag. Serigne Abou. bien sûr mooy xalifa Serigne Fall. bien sûr. mboolu Serigne Aboubacar Mbacké tam tey am. and mboolu Serigne Abou am c'est pas la même. waaw. Serigne Aboubacar Mbacké dafa am mboolu boo xamante ba mu jaaxal ma fu tudd Serigne Aboubacar Mbacké mu siiw. te ay magam. ñu ngi ci xalifa bi te amuñu ko. ñoom amu ko. ok comme destinée bi c'est pas la même. waaw. comme c'est la même ci liggéey fétiche. and liggéey ak xoram bi c'est pas la même. ok lu judduwaale. and lu ko jàng c'est pas la même. sem bi par exemple tey dafa am destinée. di yàlla di kii bu ñëw ci doom Serigne Fallou li lépp. tuuram dinaa yëkkati. ci diggi mbégte. si yow déglu loolu da nga xam différence bi avec magam yëpp am moom. ok voilà loolu moo ci nekk. ok ñu dugg na ci benn dimension boo xamante ni tey prince lañ seeti le grand marabout ci niñ ko waxee le grand marabout gis nañ ko 2STV am na lu mu fa defoon gis nañ ko ci yeneen ak yeneen tey ma gis ni jot na nag prince leeral mooy kan ak lan lay liggéey ak ban fànn la gën a mane ci matière bi nga xamante ni tey moom lay dox ci wàllu maraboutage. sama tour mooy Prince Benjamin. la doom roi de Nigéria. mu ñëw ci réew bi tuub nekk musulman. tudd Mohamed Prince Benjamin. ci biir Nigéria. âge 3 ans. dama judd la 27 octobre 1969. ci âge 13 ans. laa commencé nekk ci mbiri liggéey sëriñ. kon c'est pas ci réew bi. lu ma indi ci réew bi mooy mission consulat. moom maa doon lijjanti ci mbiri Nigéria yi bu am problème ci police en tribunal la fii. ok mais liggéey bi dafa dem ba sonal ma mënuma ko bàyyi. loolu moo tax lu bëri dama ko bàyyi ci ginnaaw dugg ci sama mbiri sama destinée. ok premier. 2002 man am sama doctorate degré Concord Law School Californie. am États-Unis. man sama connaissance. and fu man toll ci àdduna yoro ay business. fu man tollu tey man xam na ndox yàlla la. mais dama accepter tout le monde ku ma jege. comme nit comme man. loolu moo tax man di sànq su man wan lu man doon Nigéria fii Ndakaaru
ñoom dinaa di kii dafa bëri tiital mais c'est pas bëri tiital mais lu nekk ci suñu deret. ok lu ngeen doon la quoi. wala lu ñu doon. su yoo seetaane vidéo da nga xam ci dara. c'est ça man parce que maa ngi gis ay vidéo yoo xamante ni loolu moom confirmation la quoi. voilà loolu moo ci nekk bu ñëw ci mbiri boobu. yàlla moo ko def man nekk ci lu man nekk tey. man am na ay soxna yi. man am na ay doom yi. man am na ñu nekk États-Unis. ñaata soxna nga am. 3. benn bi moom mi ngi fi. benn bi mi ngi fi benn Nigéria benn mi États-Unis. ok gis nga. man yoroon na ay doom yi. yoroon na 7 doom. comme sama àdduna tey aw ma dara pour ma tiit. pour nga perte aw ma dara pour man ragal. ok aw ma dara pour perte. waaw parce que man nekk na nit boo xamante may def sama social ku su ma yoro man xam na lu may génne ci ndekki nit ñi chaque matin. man xam na lu may génne ci añ. nit ñi chaque matin. fu man romb prince man takaw. def lu ma la war a def. comme àdduna tey dama ko jàpp comme àdduna nii la. voilà loolu moo ci nekk. ok ci wàllu faj ak affaire maraboutage lan moo ci dëgg-dëgg sa profession ci loo xamante ni si moom nga gën a mën a man wala sëy bu tas wala wërsëg wu tëju wala ku nu liggéey wala ku nu dëddalee yooyu quoi ban nga ci gën a mën a maîtriser. bayre protection ubbee ko en laf chat parce que loolu moo yoro nit gis na nit bu ci nekk ci àdduna bi su yoo amee bayre da nga siiw nga am protection kenn mënu yoo dara ubbee ko lu yoo dugg la ko nga am laf caat mënu yoo dara. attends bayre bi. nan nga koy liggéeyee ak doomu aadama ci wàllu fétiche ba àdduna bépp dégg ko ban matière nga koy. loolu koy fétiche la dafa am bayre bukki bayre dafa am 3 façons dafa am bayre simple dafa am bayre bu àndaale protection ànde laf caat dafa am bayre bukki mooy bu politiciens yi mbër yi ànde musiciens yi yor mooy bayre bukki. fu nekk da nga dugg fu nekk da nga. maanaam coow li day bari. coow bi dinaa bëri. mais gis na ku siw ci àdduna. bu ragal coow. bu ragal ku yàq sa deret. dëgg la parce que si ay siw. xaara lu bëri sama mi ngi doon dund. nee na ku siw. da nga xaara xasan. ku nit yi dina la xas. nit ñi dina la saaga. tak loolu imagine xooru président xooru par exemple président Macky Sall. tey xooru lu muy liggéey ci réew bi. wallaay macha allah. ci kanam président Macky Sall. Sénégal en première coupe. de Afrique. ci kanam Macky Sall. ñoom tabac aéroport international. Diass waay. ci kanam président Macky Sall ñoom am stade bu bees. stade bu Ablaye Wade. bu tudd Ablaye Wade. ci kanam Macky Sall xor yoonu yëpp. fu munta nekk nga dem Macky Sall defara na ko. comme ku di day Macky Sall defar daa nga xam kooku. kooku baadoo bu mag la. dëgg la. bu ñëw ci sama faju bayre protection ubbee ko gis na dindi côte. dama ko mën premier dindi liggéeyal faju raab jine defar sëy jigéen boo xamante am na jëkkër mais mënu fexe ëmb dina ko faju fii ba mu jëre ëmb. attends léegi foofu dañ fa war a teg baaraam ndax li tax dafa am ñu bari ñoo xam dañu am problème boobu yaa ngi ci néegu sëy def nga 15 ans 20 ans mënoo am doom tey bu ko prince bëggee dimbali pour moom mu ñëw fii seet si ko mu dindil ko loolu fan lay jaar ak naka lay def. waaw déjà prince kenn du ko présenté ci réew bi parce que bu dugg ci YouTube sama numéro mii foofu rond-point marché jeudi jeje waaye loolu c'est premier deuxième lu mun ta nekk jigéen mënu am doom des fois mu nekk liggéeyal des fois mu nekk fibron dafa am fibron ñoom dinaa di dem na hôpital ñoom def opération mais dañoo gis na fibron su moom dem ci côté yàq yi dem laxatu kenn mënu ko opérer. voilà fibron dafa am bu góor am bu jigéen loolu moo tax des fois jigéen bi am ay perte bu bëri am biiram di metti am na ñoo xamante liggéey la diw moo ko liggéey di kii lu mu am jëkkër du musu am doom am na ñoo xamante mbiri jine la dégg nga mais bu ñëw ci man dina ko gérer ci jàmbar salam bi nga xamante ni moo am jëkkër te mënul am doom dañ koo liggéey moom it façon boobu war nga ko leeral. waaw liggéey boobu kay su man dina dindi liggéey bi sandi wàcc ko ku ko liggéeyal parce que man damay fay de. nga ni ma. su di ju nit def yow liggéey dinaa dindi liggéey bi ci yow. sànniwaat ko sànniwaat ko xam nga liggéeyal féticheur su ma ñuy dindi liggéey moom dina ko sandi ci ginnaaw mais gis naa ñun liggéey ci alxuraan ñoom mi sandi ci kanam.
c'est pas la même loolu moo tax ñoom di liggéey fétiche dafa bon. ok. su nit diw def yow liggéey danaa dindi liggéey bi tourné ko sandi wàcc ko ci kooku bu ko def. parce que il faut yow ñam li yow def diw balaa nga jëre paaka jam nit jam ko sa bopp pour xam lu mu méttee. léegi il a fallu yow nga dindi ko sànni ko mu ñam li kee ñamoon. walla dina ko ëllëgee dootu ko def. dootoo ko defaate su moom dund ko de parce que sama kott kenn du ko dund. kenn du ko dindi. billaahi si yow bëgg dem ba ci n'importe sërëm bu ci nekk takk yoo ñëwaat ci man ba mu yóbbu yow ci sa bàmmeel. billaahi dama toog 12 cin fonde bu tàng jërë ci mystiquement ku man defar mbiri mu am jàmba salaam xoor mbiri ñu lijjanti mbiri kayiti bitim réew ay pelmi man dama diis. non attends dafa am loo wax ca dobi ba da nga ni buñ liggéeyee nit bu dikkee dama koy dindi buñ la dugalee fenn fi wala ñu léegi la wala ñu tàggale la ak say mbokk wala yooyu soo dikkee maa ci aay mais yow lan nga mën a assurer loolu ba pare assurer ni moom yow ko sànni kort kenn du ko dindi. mais nit ñi bu bëri tey ñoom xam na ko xam nga fii nii Sénégal tey sëriñ bu bëri bu nekk dama xeex ana ñoom ku nekk fay na par exemple ku njëkk dama xeex sama boy bi kum anamu am na lu bëri boo xamante gis na man dama judduwaale ci mbiri mystique. kenn mënu ma dara léegi foofu yaa ko waxuma ko. Kounkané. dafa am benn confrontation bu ngeen defoon bërki démb ci 2STV yi. kenn ku ne wane sa ay karaama nga def benn action boo xamante ni dañ la ni xawma kayit bi fexeel mu tàkk nga dugal ko ci biir kayit bi saxaar mais tàkkul. deuxièmement mooy Kounkané ni woon taxaw fi ni moom day xar géej gi moom da doon comédie wala maanaam da doon fo wala doon wax lu ko neex rek tax mu wax loolu lan nga mën a leeral askan wi ba bu ëllëgee seen mën naa yii seen genre yii nit ñi mën leen a gëm. parce que nag am na yoo xamante ni dafa mel ni benn instant boo ko dee xool dafay mel ni da ngeen di xaw a jaxasi nit ñi daal. waaw xam nga bu ñëw ci mbiri boobu premier ku xam Kounkané xam na comédien la. doo sëriñ loolu c'est à part. comédien la kay. moom mu ni sëriñ la nga ni comédien la. non Kounkané comédien la loolu c'est premier. deuxièmement bu. prince VAR am na de. waaw VAR kay am na kay VAR waaw yow Kounkané dafa génn woon fii indi coob bu rëy dinaa xar géej mais après moom de reporté na ko Kounkané sa paanu ndokk mënu koo xar. loolu nga ni. dama ne ndokk bu def ci bouteille kaas bu ndaw sax mënu ko xar. ay géej waay TV. fa la lépp di leer tey. loolu c'est premier deuxièmement bu ñëw ci mbiri lu xewoon ci confrontation Bijou Ngoné. gis nga lu ma bëggoon def mooy mystique c'est pas magique. parce que lu ay sëriñ bu bëri fii tey lu ñoom miy def mooy magique. mais dama bëggoon def mystique. mais c'est que temps loolu laaj. waaw ñoom mayuma ko ci plateau bi. ok ku nekk de wax loolu moo tax man toog waxatuma dara. toog di leen seetaan parce que man bëriwuma ay wax dama gëm action. dégg nga. heure man def kayit bi man di ñoom Bijou Ngoné may man leen temps lii dafa laaj temps mais après la lendemain ñeneen ñaari télé ñoo na fii man def ko. waa léegi foofu bi nga xamee ne yow da ngay dem confrontation. te ku mel ni Bijou Ngoné foog mu génne loolu ay kiraama est-ce que sa martaba yow wala sa li ngay seet. waxul la ni la soo demee tey plateau bi du yombul il faut ñu def loola ay affaires yoo xamante ni si foog nga génn ay miracle ay kéemtaan quoi. non xam nga mbiri boobu c'est pas la première fois may def confrontation avec Bijou Ngoné. Bijou Ngoné xam na ma bu baax. kon comprendre Bijou Ngoné bi ngay dem. Bijou Ngoné xam na ma bu baax. waaw xam na la man am moom def na première confrontation avec borom Kéemaan. borom Kéemaan. waaw boobu jaar waaw. comme gis na confrontation ñu def woon keroog. su man xamante woon genre bii moo waroon ñëw ci confrontation boobu du ma dem. muy Kounkané. ay ñoom Kounkané ay boy bi bu ray ginaar bi. waaw man romb na ay nouvelle damaa am ñu nekk sama ginnaaw. parce que mënuma am nit bu mel comme Serigne Abdou Karim Mbacké man nekk def fonto ci plateau. loolu moo tax lu man def sa ay jërëkëyit yi avant man def loolu dama wax sénégalais bu leer lii du affaire sénégalais soxla lu ñoom soxla mooy faju seen aju ñoom gis. mais jër ay kayiti bi defu fii du dara mais dina ko def pour wan sénégalais Kounkané mënu dara loolu laa wax ko ci plateau bi. ok gis nga. mais ay Kounkané bu jër ay cigarette da ko taal di affaire bi mi ko toog statut bi mi ko toog loolu yëpp ay fen ay tappale la.
nit ñi bu bëri mii ma woo ci téléphone sëm bi ñun xam na sa liggéey nu mu demee mais yow waru woon dem ci confrontation bi pour togg ci ñii ñi bu mel comme Kunkande damaa ricc confrontation boobu dama ko ricc bu baax mais jéglu woon na Sénégalais ci confrontation boobu and loolu moo nekk sama dernière confrontation duutuma ko mukk ci àdduna ba ma génn réew bi gis am na lu bëri boo xamante dinaa la ñànkal fayda affaire yi boobu dafa maa métti nit bu bëri dafa maa woo ñoo xamante man defara na ñoom gis résultat moom ma woo di man seen bi yow war woon dem ñu xam yow xam naa la yow waratu liggéey parce que sa liggéey moo indi client ci yow. ok léegi ñu dem ci troisième partie bi deuxième partie bi ni ñuy defee ci demee ci deuxième partie bi mooy li nga xamante ni tey mooy sa liggéey ku ne xam na ni Prince Mara la mais Prince féticheur la Prince lan la war a mën a exposer réew mi actuellement ci wàllu benn genre miracle wala benn kéemtaan boo xamante ni amoon na benn moment Prince dañuy teg kenn tekkatu ko kenn xamatul Prince dafa ñibbi Nigéria kenn xamatul Prince mi ngi fi Prince defatul benn sortie boo xamante ni si war nañu mën a xam ni Prince kat liggéeyam fi mu taxawoon actuellement nii dafa gën a avancé lan ngay wax nit ñi pour ñu xamaat ni Prince ma fa nekkoon ba léegi mu ko raw moo fi ne. premier dama doon def sotti mais du ma ko dugg ci internet parce que dafa dem ba sëriñ si ndaw si bëri ci internet bi. léegi man mënuma jëriñ yi ñoom nekk da ratatatata ci internet man ñoo pour ànd ñoom déedéet. dama am sama fula an fayda an jom ku yoro ñeent jabara du mbiri caaxaan. ay dëgg la man maa yoro ñoom yoroo ma. loolu c'est premier. damaa toolu foo xamante ci faju tey du ma nekk ci internet de ratatatata parce que mbiri ay faju ngóol ou bien par exemple tey sëriñ bu bëri ñu woote sëriñ tey ñoom dinaa nekk ci internet yi ñoom gis na accident fii ñoom gis na beneen musicien bu dee fii ñoom gis na réew bu ci nekk ci àdduna accident dinaa am musicien dinaa am président dinaa dee su ma gis dara ci président Macky Sall man dinaa woo porte-parole président expliquer ko lu ma gis ci moom su man woo ko expliquer ko lu ma gis ci moom su yana rendez-vous man jëm sama rendez-vous ndànk privé man dañ gis président. yow da ngay toog ak président fi ne. maa ngi la wax lu ci nekk ou bien léegi am na vidéo boo xamante man Ablaye Diop Sarr ministère de santé. Ablaye Diouf Sarr fu nekk maa ngi dugg. fu nekk may dugg ci réew bi mais am na lu bëri boo xamante ne munu ma nekk ci internet man xam na diw non man dépasse na foofu xor man commencé na lekk yàpp xar avant tabaski man commencé na lekk ginaar avant korité. ok dégg naa la. xaw ma est-ce que yow comprendre nga. olof boobu dégg naa voilà comme aw ma dara. maanaam da nga judd ci noblesse. voilà ok. aw ma dara pour tiit ci àdduna aw ma dara man dinaa di tey ay tak man aw ma lii du ma am jàmb non loolu amu. comme c'est pas lu ma gis man wax. may génni fu nekk man bëgg dem su man di tey sama problème tey mooy dem États-Unis waaye yow man dem sama yoon. man jëre sama passeport suba dem ci ambassade ñoom jox ma visa man dem sama yoon. ok léegi. dafa am loo wax léegi. ni ñoom dañuy toog di gis ni wala ñuy seet ni. tey diw de boppam dafay metti wala président bi day faatu wala mbër mële day gaañu wala mbër mële dañ koy daan xeetu waxin yooyu te man musuma dégg Prince waxe noonu wax nga ko léegi dafa jaral leeral ci askan wi ba amaana ñi koy déglu ëllëg suñ ko déggee bu Prince waxee amaana xëy na mën nañ ci sukkandiku ba ni noo wax boobu daal jaraluma coona ndax Prince waxoon na ko te lam waxoon dafa mel ni moo nekk lan nga ci mën a leeral ci loolu mu gën a leer. xam nga ñu bu bëri tey bu nekk ci internet de ratata xoolal lu xewoon ci coupe d'Afrique bi. coupe d'Afrique sërëm bu nekk génn di ay Sénégal du ko musu am. looloo ma jaaxal dem Casamance. waaw mais héros Sénégal 7 ñoo fii lu man wax ñoom mooy dama ci njëkk ci DSS dama di may ñaala Sénégal pour ñoom am jàmm en salam ci match bi jeex na. waaw léegi 2 jours avant jour coupe bi lu man wax ci Sénégal 7 mooy. c'est Sénégal su ñoom bëgg am coupe bi lu ñoom génn ci ndokk bu sedd doyu
comme ku nekk génni saraka ndokk bu sedd. ok loolu laa wax. ZTV 60. Le Sénégal en image.